Il est 13h. mbokk yi benn waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jukkilit xabaar yi bokk na ci li ñuy dellusiwaat ci coronavirus bi tey ji moom yëf yi dafa tàng jipp daanaka bi ñu xaymaa ñaari téeméer ak juróom-ñaar yoo xam ne ñu yees ñooñ am nañ dooru jàngoro bi wàllante bi téeméer ak fukk ak juróom yoo xam ne yi ci wàllante ci askan wi ngeen baal ñu loolu moo ci am ba tax na diwaanu ci Ziguinchor daan ci dem ak yeneen i diwaan itam ci fànn boobule. fii ci doomu jàngoro ji jot a toll noonu ca Touba bérébu fajukaay bi nekk foofule am na lu gàtt juróom benn téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yoo xam ni wax nañu ne am nañ doomu jàngoro joojule kii tekk ndomb ak tànkam ci hôpital bi la ñu duppee dalal jàmm loolu mbaalo ji Thiam dana ci dikkale ak syndicat bi nekk ci waa kër docteur daañ ci toftali tamit wàllu nawet bi ak itam fan ci jot a tollandi ak taw bi ci wàllu diwaanu ci Ziguinchor ak itam li nga xam ne moo jëm ci wàllu njàng mi ak baccalauréat bi nga xam ne tey jii door nañ ko ci philosophie bi toftal ci incha allah yeneen i xabaar. Sud FM. Maodo Faye. toll nañ ci romb léegi ñaari téeméeri nit ci bés bi maanaam daanaka romb nañ ko ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram nee na ñaari téeméer ak juróom-ñaar ñu yes ñoo xam ne am nañ doomu jàngoro bi téeméer yi ak fukk ak juróom yëpp daanaka mën nañu sax genn wàll gi ci wàllante bi la ci gox yu bëree bëri ci biir Sénégal docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom-ñeent fukk ak ñaar cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxase woon ak ñi nga xam ne dañ ko yore am nañ ci téeméer ak fukk ak juróom li ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne am nañ doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag Ziguinchor dëkk yi may waaj a lim nii la tëddee ci gox yooyu Ziguinchor am na ci fukk ak ñaar Saint-Louis am na ci fukk ak ñaar Thiès am ci fukk Mbao am juróom-benn Kër Massar juróom Almadi ñeent Almadi ñeent la am Guédiawaye ñeent Liberté 6 ñeent Mariste am na ñeent Parcelles Assainies ñett Cité Djily Mbaye ñett Ngor am ci ñett HLM 5 ñett Richard Toll ñett Rufisque ñett Mékhé ñett Kolda am ci ñett Cité Port ñett Ouest Foire ñaar Cité Port ñaar la Ouest Foire ñaar Yoff ñaar Dakar Plateau ñaar Médina ñaar Popenguine ñaar Kédougou ñaar Mbour ñaar Cambérène benn Castor benn Derklé benn Liberté 1 benn Mermoz benn Nord Foire benn la Ouakam benn Pikine benn Bounkiling benn Khombol benn Fatick benn Matam benn Saraya benn ak Sédhiou benn juróom-ñaar fukk ak ñeent si malade yi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci àlla nde juróom fukk ak ñaar ñu ngi ci réanimation ñeent malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb talaata fukki fan ak benn ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak benn ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar cas positif ci ñooñu positif juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñett wér nañ si ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñett téeméer ak ñaar fukk ak benn ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale muy ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla jéggal leen te yóbbu leen àjjana. jërëjëf docteur Mamadou Ndiaye ca diwaanu Ziguinchor ñaar fukki nit ak ñett ñoo xam ne am nañ doomu jàngoro ji ci Covid 19 bi fukki ak ñaar yëpp ci wàllante bi la benn Michel Kanfoudi. diwaanu Ziguinchor mi ngi gën di suux ci pandémie wu Covid 19 bi fukk ak ñaari cas yu jógee ci transmission communautaire fukk ak benn cas contact ak benn cas décès moom la ñu nemmeeku ci alarba ji ñetti cas grave ñu ngi leen di topp itam ci centre de traitement des épidémies te malgré chiffres yi jéggi dayoo yooyu la nag nit ñaa ngi gën di bàyyi seen bopp li ni mel nag tax ba autorités yi nekk fii ci diwaan bi nag daal di tàmbale jaaxle ñoom sax daal di nañuy woote waxtaan ngir mën a stopper hémorragie boobilee député maire bu Ziguinchor moom mi la nag gis ni dañoo war a boole doole bi ngir xeex jàngoro jooju ñu waraloon résultat yu baax yoo xam ne amoon nañ ko ci njëlbeen ba malheureusement loolu lu ñu waraloon résultat yu gisatuñ ko ci nit ñi vraiment njaaxare am na donc de telle sorte que suñu responsabilité laajoon na ko ñu dajale ñëpp waxtaan ak ñoom pour que jox leen d'abord information yi wax leen que feebar baa ngi fi limal leen ci quartier yoo xam ne foofu la feebar bi nekk mais aussi wax leen ñaax leen pour que ñu gën a farlu
ci sensibilisation et ñun ñii dinañ aussi béy suñu waar. ndaw yu bootu ci conseil régional bu Ziguinchor naka noonu tamit la ñu gis ñoom sax di ñaax autorités yi ñi gën a dooleel sanctions yi nga xamante ni ñoom la ñuy teg ci ndodd ñu dul respecter mesures barrières yi Mamadou Talibé Diallo mooy président CRJ bu Ziguinchor. suñu position la daal nit ñi war nañ mën a respecter mesure peut-être bu ñu ko respecté tey lii yëpp duñ ci doon fekk donc loolu moo tax maa ngi laaj autorité administrative ak autorité locale yi ñu jël sanctions yi nécessaires ñi nga xam ne ñoo ñooy tax nit ñi mën a respecter affaire yi donc parce que du ma mën a nekk jeune voilà parce que man je suis porteur sain que lu ma nee def déedéet lu ñu wax ku nekk da nga ko war a ku ko deful nag ñu sanctionné la de telle sorte que keneen gis ci exemple mu bañ a def. déjà gouverneur bu Ziguinchor jël na ay dogal yu njëkk moom sax dafa mujjee tëj baar ak discothèque yi nga xamante ni sa amul ñaari ay bés bu ñu tijjee ko préfet bu Ziguinchor moom itam daal dinay woote daje ngir waxtaan ci mesure barrière yu bees yi nga xamante ni nar nañ ko jël ngir mën a baare mbas mi nga xamante ni mu ngi am doole ci anam yi jéggi dayoo fii ci diwaan bi ci doon jokk ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. ca Touba bérébu fajukaay bi nekk foofule am na juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay cas yoo xam ni wax nañu ne am nañ ko ci wàllu doomu jàngoro ji ñeent fukk yi ak ñeent ñoo mujj faatu ca Touba wax nañu ne diwaan boobu maanaam région de Diourbel 44 ñeent fukk ak ñeent ci Touba juróom-benn téeméer yi ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nag ñoom mooy kaay ñi yore gàddu doomu jàngoro bi ni ko médecin chef bi nekk foofu la wax docteur Ndeye Maguette Ndiaye ca Touba moom am na tamit ñeent ñu yees ñoo xam ne ñi daal jot nañ leen faa xayma sax démb ci talaata ji juróom-ñett yi nag wax nañu am na ci juróom-ñett nit yoo xam ne hospitalisé nañ leen ci bérébu l'hôpital yi ba tey ca Touba ñaar fukk yi ak benn nag ñoom ñi ngi leen di fekk ci seen kër di xool seenu yaram benn waxtu moo dem ba fekkook juróom-ñetti minute kii jiite woon PCA président directeur général bi nga xam ne tam wala boog waa ngeen wàllu PCA conseil d'administration bi ki ko jiite woon di PCA boobule wax nañu ne moom ci hôpital bu Dalal Jàmm di professeur Papa Touré dafa daal di tekki ndomb ak tànkam ci xëy na doxalin yi wala ni mu gisee bérébu l'hôpital boobu mu xaw a sanax lool Mballo Dia Thiam bi yore syndicat bi di SUTSAS am ay kàddu yu mu ci dénk Ndeye Marème Ndiaye. fekkee tamit mbas mi wane na ni dëkk bu nekk fu mu nekk nii da nga war a toog sa dëkk parce que munoo dem ci beneen dëkk déjà parce que avion yi dematuñu bateau yi ak yu mel noonu ñuy wax lu ñu naan souveraineté sanitaire maanaam ñu moom suñu bopp ci mbirum santé pour que wér-gu-yaram feebar bu mën a am parce que am nañu ay professeurs yu xarañ ak yu mel noonu bon indi centre yu xarañ yu mel noonu loolu lu ñu war a rafetlu la wante nag du tere nag aussi li professeur bi wax maanaam li manqué ñu def ko ñu wut ko mottali ko te ñun sax dañoo jaaxle ci hôpitalu Dalal Jàmm boobu parce que 2006 la ñu commencé woon di ko tabax te am na ay fonds yu bari ay fonds arabes lañ ci def lu mat fanweeri milliards ak ñaar def nañ ko pour tabax ko def nañ ci presque fukki milliards ak juróom-benn pour ay équipement am na yu bare sax géej gi ñu ngi ko commencé lekk parce que fu mu féete la am na fu xam ne ay hélicoptère sax mun na fa taxaw pour jël ay malades en urgence amul lu nga xam ne waroon na ko manqué daaw wala daawaati jéeg ñun defoon nañu benn déclaration là-dessus ñu ne Dalal Jàmm nekk na un gros dispensaire ba finalement muy def hôpital du jour maanaam kenn daaw foofa naan xëy na avec Covid bi sax la ñu accéléré lu bari donc loolu professeur li ñuy wax am na lu bari lu nga xam ni ma nga fa woon loolu waroon nañ ko mën a wax ci en son temps daal di bay ci waar wi wante nag moom tam li mu wax donc dëgg la loolu baax na mais aussi ñun tam dañ naan loolu même bu baaxee tamit war nañu mën a combler gap yooyu te et puis leneen aussi li ñu mën a wax aussi si mbir moomu mooy bu ñu nee souveraineté sanitaire mooy lépp lu nga xam ni même bu dee benn malade war na ko soxla di ko war a wuti bitim réew bu ñu amee jumtuwaay bi teg ko fi loolu dañ ko war a rafetlu maintenant nag nan la ñuy def ba conseil d'administration bi yëgu ko ba président de la République jël lu mel noonu jox baaxee leen ko loolu moom beneen problème maanaam sur la forme loolu moom mën nañ ci discuter. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan ñu xusandi ci xabaar yi ci njolloor gi ba léegi ca diwaanu Ziguinchor fukki junni ak benn yu toftalu juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci ay candidat yoo xam ne tàmbale nañ tey jii baccalauréat ba Ignace Ndeye. ci anam yu baax ci wàllu météo la 11 783 candidats yi jongante wàllu baccalauréat fii ci diwaanu Ziguinchor daal di tàmbale épreuve anticipée tey ci suba ci centre yi épreuve anticipée yi nga xamante ni bu doon test grandeur nature la kilifa yi jàpp nañu ni examen bi réussir nañ ko ndaxte matuwaay yëpp jaar na yoon naka la ko kii di inspecteur d'académie bu Ziguinchor Cheikh Faye daal di xamle. waaw test la boo xamante ne yaakaar nañ ne admis nañ ko maanaam am nañ ci ndam ndaxte nu ngeen ko mën a gisee lépp
lépp yemb na examen bi mu ngi nekk dans de bonnes conditions liñ ci yokk daal moo di ne mbébét bi nga xamante ne ay yenn chef d'établissement yéegéen nañ ñu ci muy produit yi xam nga tey examen benn bés la donc loolu su nekkoon ni ki examen la examen bi jàll nañ ko ci ndorteel bi maintenant ñu ngi ñaan yàlla conditions yi di wéy ba session générale bi ñu amal ko ci anam yu gën di ñaanal suñuy ndongo yi ñu génn ci ak ndam. gel hydroalcoolique ay lave-mains ci dugg ci centre yi ba ci ñi nga xamante ni ñoo yore thermoflash protocole sanitaire bi respecté nañ ko ci centre yëpp naka la ko kilifa yi daal di nemmeeku ñoom ñi nga xamante ni amal nañu tournée ci yenn centre yi ngir nemmeeku doxalinu wàllu examen bi ni mel adjoint gouverneur Ziguinchor John di tirer bilan. ñu mën a souligner fépp fu ñu dem fekk nañ quand même dispositif d'hygiène et de sécurité comme ni ko protocole ministère de la santé digle donc bala nga dugg ci benn centre fekk nañ fa dispositif lavement des fois également mu ànd ak gel biñ duggee ci salle yi également fekk nañ élève bu nekk candidat bu nekk toog ci benn table pour respecter la distanciation physique ak également boole ko ak masque. donc globalement pour ci région bi mën nañ jàpp ni alors anticiper philosophie bi mi ngi dérouler ci conditions yu acceptable conditions yu normales. lenn lu xaw a xajam ci wàllu déroulement bi mu di cas absence yi lu ëpp téeméeri ay cas absence jot nañ ko nemmeeku ci commune Ziguinchor ci yenn ci centre yi ci examen anticipé di fànn bu njëkk laata examen baccalauréat bi Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ca Ndar li aju ci wàllu académie bi nekk foofu la nañu fukki ju nekk benn yu toftalu ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay candidat fanweeri santar ak ñett ci lañ leen daal di tasaare fanweer ak juróom-ñett ci béréb yoo xam ne ñooy xool mbir yu jury yi Yves Tendeng. Laissez vos portables ici, ils sont formellement interdits en salle. On vous le rappelle. yile digle ñoo ngi ko jëmale ci candidat yi ñëw composé fii ci biir centre d'examen bu lycée Charles de Gaulle ci bisu épreuve anticipée philosophie. On est là quand même pour vous rappeler les mesures barrières. muy centre d'examen bu am lu toll ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci ay candidat yi ñu tasaare ci ñaari jury bu ñu sukkandikoo ci kàddu Lota Dieng mi nga xam ne ni moo jiite centre bi lee. pour jury 1177 ñu ngi am total inscrit 500 pour góor ñi ñu am 216 et pour jigéen ñi ñu am 284 beneen jury bi mooy jury 1176 ndong yi nga xam ne ñooy jongante ci jury boobu ñu ngi ci nombre 442 donc 161 mooy góor ñi jigéen ñi nekk 281. moom mu dellu di dalal xel yi te di xamle ne épreuve yi door na ci waxtu te ñu daal di leen tàmmale ci jàmm ak daal. door nañu door bu rafet bu jaar yoon ñu remercier la police parce que ñoom ñu ngi fi aussi jàppale nañu surtout xale yi indi seen portable ñu mën leen récupérer ci buntu bi après ñu delloo leen ko. muy centre d'examen bu nga xamee ni kaaraange gi am na fa waaye itam lii di protocole sanitaire bi daanaka respecté nañ ko. kii di Gambi Diagne mooy coordonnateur bu comité d'alerte et de veille ci wàllum Covid-19 bi ci biir lycée bi lee. protocole bi nga xamee ni moom mooy doxal njàng meeg njàngale mi fii ci Sénégal dafa ni wérgu yaram bi di ko sàmm moom moo jiitu sàkku xam-xam bi ñu fiy def bu fekkee ni respecté wuñu li nga xamee ni mooy ponk yi ak yelleef yi nga xam ni moom la digle mën nañ fa sax jaari tëj école bi. kon loolu dafa jaar ñu xar tànk tuba yi bu baax a baax ci sàmm li nga xamee ni mooy ponk yooyu ak yelleef yooyu. muy centre d'examen bu nga xamee ni jot nañ fa xayma lu toll ci fanweer ak ñeenti absence ci ay candidats yi ñëwul fukk ak ñetti doon ay xale yu góor ñaar fukk ak benn doon ay xale yu jigéen. académie bu Ndar ngànk na lu toll ci fukki junni ak benn yu toftal ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay candidats ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng. Sud FM. li aju ci jongante boobu ba léegi ci philosophie dañuy dem ba Njaareem fekki fa Adama Ndiaye foofoot yëf yi jaar na ci yoon am na nag lenn ci luñ ci joyantiyaat ñu déglu. tollu nañ ci juróom-ñetti junne yu teg ñaar téeméer ak fanweer ak ñaar ñu tas leen ci ñaar fukki jury ak juróom-ñett yuy def épreuve anticipée de philosophie ci contexte pandémie Covid-19 ci lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba protocole sanitaire bi dañ ko respecté El Hadj Bara Sow mooy proviseur bu lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba. matukaay yi nga xam ne ñu ngi koy faral di jël ngir jànkoonteeg mbas moomu fexe nañ ba respecté matuwaay yëpp candidat bu ñu duggee ñoom ñëpp raxasu bi ci war ba set ñu testé leen ak thermoflash avant ñuy dugg classe. port de masque bi aussi remarqué nañ ne élèves yi yëpp kenn ñëwul te indiwul masque xanaa kay léeg-léeg masque bi day xaw a suufee ñu leen wax delloo leen ko correctement mais ñëpp dañuy ànd ak seen masque discipliné vraiment. jury bi toll na ci 276 candidats.
ñaari élèves yu góor ñoo ci absenté ak benn élève bu jigéen. ci lycée bu Bambey dispositif bu ni mel la ñuy nemmeeku benn agent bu Croix-Rouge yore thermoflash moom la ñu def ci bunt ba ngir muy mesurer li nga xamante ne mooy température candidat yi teewul ay réaménagement amal nañ ko ci wàllu classe yi ngir fexe ba élèves yi taw du leen fa bett. Alpha Diawara mooy proviseur bu lycée bu Bambey. motuwaay yi jël nañu ko lycée bi lycée bu màgget la donc su tawee ndox bi day senn ci yeneen classes yi surtout classes yi am dal donc waxoon nañu ko bien avant autorité yi pour ñu mun a délocaliser benn jury bi parce que lycée bi at lu yore ñaari jury am nañu ay salles yu nga xam ne zinc la ñooñu moom duñu senn donc loolu moo tax benn jury rek moo mu nekk fii beneen jury bi dañ mujj yóbbu leen école Sainte-Croix. Tout se passe bien vraiment tout se passe bien. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax bis bi nga xam ne dañ koo jagleel wàllu jeunesse bi ndaw ñi maanaam fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu ne ci jamonoy Covid bi nag tax na ministre bi ñu dénk wàllu fànn boobu nag kat ndaw ñi war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax nee na Fatoumata Tall moom daal di ci jokko ak Mame Diarra Da Silva am nit bari nag ñoo xam ne ñu déglu ci micro. mbirum coronavirus bi jeunes yi wax dëgg yàlla sensibiliser nañ dugg nañ en tout cas bu baax a baax ci xeex bi que mu nekk conseil national de la jeunesse que mu nekk association yi que mu nekk ASC yi mouvement de jeunesse yi ñoom ñëpp à travers les réseaux sociaux au niveau de la base ñoom ñëpp engagé wu nañ pour xeex coronavirus bi nga xamante ni bett na Sénégal bett na àdduna yépp waaye nag bu fekkee ni ci benn wàll am na ndaw ñoo nga xamante ni engagé wu nañu di rey seen bopp guddeeg bëccëg di sensibiliser di def porte à porte à côté il faut ñu reconnaître que ni am na ci ñeneen ñuy def naka sudul noonu ñeneen ñooñu nag di def naka sudul noonu xëy na duñu majorité bi waaye lu bon moom lu bon rek la te du tuuti mukk loolu moo tax nag tey ji ñun ministère de la jeunesse duñu jóg ci di leen tey di nga leen gis ñenn ñi duñu takk ay masque ñenn ñi ñu ngi déplacé wu nu mu leen neexee ñenn ñi di rassembler wu nu mu leen neexee loolu nag ñun de li suñu wàll ci ministère de la jeunesse mooy wax ak ñoom sensibiliser leen bu baax waaye itam yoon mi ngi fi yoon mi ngi fi te yoon du leen bàyyi ñuy défier autorité di def li nga xamante ne ni mooy naka sudul noonu moo tax ñun dañuy def xoddeeku bala ngay lakkale mooy lan wax ak ndaw ñi pour que ñu jubal ñu def li nga xamante ni moom nañ leen sant pour que maladie bi gaaw fi jóge ñun ñëpp ñu reprendre suñu ay activités. tey nag ñun jàpp nañ ni suñu rôle waruñ ko wàcc même su fekkee ni am na ñuy wàcc yoon ñun suñu rôle mooy gën di gindi ndaw ñi di leen sensibiliser di leen wax ci mbirum solu masque bi nga xamante ni tey la wàllu gën a aay tey la ñu war a gën a mën a sol masque ñu éviter rassemblement yi waaye itam espace de loisir yi ñu bàyyi ko complètement parce que nag bala nga naan naam danga fay nekk. ci Sédhiou gannaaw ba benn waxtu demee ba fekk ko fukki minute ak juróom-ñeent foofu la ñu daal di dem ci ñi nga xamee ne ñoo yor waa àll bi ak ndox mi ne daal gor gi ni gor àll bi ak bant yi am na ci loo xam ne ak xabaabal da ci am ak ëpp lañ jortoon na ci lañ war a mën a yem dañ koy romb léeg-léeg ñu bëgg nag itam joyantiyaat yooyu Moussa Dramé. reportage yu bés bi. fexit ba aar àll yi fii ci diwaanu Sédhiou ci gor boo xam ne moom lañ leen di def mu yaatu lool mu nekk loo xam ne dafay alutik lu bari loo xam ne moom moo fi meññ tax na it ba kii di inspecteur bu bees yi di commandant eaux et forêt bu Sédhiou di Ismaïla Niang am it tukki nemmeeku boo xam ne daf ko door ci diwaanu Sédhiou am ci teg gët boo xam ne def na ko it ak waxtaan boo xam ne daf koo lal ak it mboolem ñuy yëngu ci fànn boobu la it ngir ñuy fexeet ba aar àll bi ci loola it daf ci xamal ne it lu jëm ci wàllu gàncax yooyu ak àll bi ma des nañ koo jëfandikoo te fekke ne it duñ ko gaañ te it duñ ci alutiku seeni bopp dañ ci teewlu commandant Ismaïla Niang. yi ñuy exploité dafa néew lewul parce que ba fii nii on est à un taux de 7% d'exécution loolu nag mu war ñu pousser ñun ñëpp ñu encourager nit ñi ñu xam ne àll bi mun nañ ci créer ay richesse ñu dellu si futteeku dugg si parce que c'est maîtrisé dinañ fi mën a am seen suturluwaay te duñ ko yàq mais dinañu permettre le fait que ñoom ñu nee si biir àll boobu mais ñi doon jógee feneen di ñëw di sàcc di def trafic de bois bu boobaa duñ fi mën a dugg parce que askan waa ngi si biir àll kooku mooy loo xam ne appel bu ñuy def la vraiment jeunes yi gën a dugg si exploitation bi dina tax ñu ngi nekk
nekk gën a présent sur le terrain comme ça ñu mën a xeex exploitation clandestine. commandant Ismaïla Niang di l'inspecteur eaux et forêt bu Sédhiou nee na it bëgg na lool ci taxawaay Sékou Bodian nekk principal collège bu Faoun nekk it koo xam ne ci lu jëm ci wàllu jëmbat garab daf ci ràññeeku lool. profité di wax jaajëf monsieur Bodian ni mu taxawee fii pour suqali fii noonu la taxawee aussi ak xale yi koy gunge di xeex ñi nga xam ne ñooy def trafic boobu mais véritablement nit ñi commencé nañu di yeewu si la nécessité ñu préserver suñu àll bi te xam ne ñun ñoo si mën a jëriñu suxali région bi suxali Sénégal. diwaanu Sédhiou bés jon yàlla tey jii am na juróomi forêt aménagée boo xam ne it ñett yi ñu ngi leen di jëfandikoo fi mu toll nii commandant nee na it jëfandikoo booba suñ ko amalee comme ni mu waree dafay tax diwaanu Sédhiou yokk lu jëm ci wàllu koom waaye tamit lépp loo xam ne si dafa aju ci wàllu jafe-jafe ak ndóol daf ci wàññeeku bu baax fii ci diwaan bi ki doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Odile Mink laan ñu dem ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Maodo Faye nuyu naa la nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu xabaaru tàggat yaram yi football lañ koy dooree ak quart de finale Ligue des champions yi nga xamante ne dinañ ko door ni ki tey ji ci ngoon foofee ca Lisbonne kon Atalanta bu Bergame ca Italie ñoom ñooy laale ak Paris Saint-Germain bu France bu 19h jotee muy ab match boo xamante ne dina décisif lool te bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xamante ne moom mooy tàggat Oslo Fa di Arbi Camara nee na Paris Saint-Germain moom mooy favori bi ñu teewlu ko. match la boo xamante ni bii match bu nar a metti la parce que ñaari équipe yëpp préparé nañ ko comme ni ñu ko war a préparé waaw léegi nag Paris Saint-Germain nga xamante ni bii ñoom dañoo am ay joueurs yoo xamante ni bii ay joueurs yu am tour lañu ku ci mel ni Mbappé ku ci mel ni Di Maria ku ci mel ni Neymar ku ci mel ni Sarabia ku ci mel ni Icardi ku ci mel ni voilà ba pare ñu am défense boo xamante ni bii fan yi du ñu jël ay buts ñoo ngi joué ay match di dugal ay buts mais du ñu encaissé ay buts voilà équipe la boo xamante ni bii dafa bëri individualité comme ni ñu koy waxee ci tubaab par contre beneen équipe bi nga xamante ni mooy Atalanta de Bergame mënuloo fi wax ay diw ak diw ak diw ñoom équipe groupe la boo xamante ni ñoom ñooy defandoo ñooy yëkkatindoo ñooy xàccandoo ñooy dóorandoo looloo tax ñuy naqaree gagné parce que foo yaakaarul rek fa la ñuy génnee koo yaakaarul ni mën na dugal rek koo koy dugal même bu fekkente ni am nañu attaquant bu am doole boo xamante ni bii dafay sonal défense mais yooyu yëpp taf terewul ni am nañu ay yeneen joueurs yoo xamante ni bii joo xam ci milieu terrain bi la ñuy jógee wala ci côté yi la ñuy jógee pour ñëw def différence donc match la boo xamante ni bii vraiment match bu nar a metti la match bu nar a équilibré la même bu fekkente ni bii damay jox avantage bu ndaw pour Paris Saint-Germain comme mu nekk favori ci match bi. mu nekkoon kàddu yi Arbi Camara di kiy tàggat équipe Oslo Fa kon Atalanta Bergame moom bi mooy guléet muy jongante lii di quart de finale Ligue des champions kon jongante boobee jàppale ni ki tey jii ci ngoon la diggante Atalanta Bergame ak kii di Paris Saint-Germain bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee ñu fàttali rek ni qualification bi ci benn jongante képp lañ koy amal amul aller ak retour benn kese lay doon. basket bi la ñuy waxtaane bi la yoon wax nag ci crise coow li nga xamante ne nemmeeku nañ ko at yi yëpp ci basket bi léegi nag la coow li gën a métti ndax ki nga xamante ne moom mooy njiital fédération bi ak ñenn ñi jiite ci club yi bokkuñu gis-gis tax nag bokku nekk di xëcc jëmale sa boor doon na nag loo xamante ne leen waralu ko lu dul gestion bu bon bi nga xamante ne moo nekk moom la ñu yore lii di basket bi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ki nga xamante ne moo fi nekkoon basketteur di Vieux Ndoye ñu teewlu ko. defe naa mooy fédération bi ëpp coow depuis ay années te soo xoolee li ko waral lenn la rek ñàkk déggoo parce que ñàkk déggoo bi li ko waral ci ñu jox mu jiite basket bi moom du waxtaan parce que soo xoolee balaa saison di commencer balaa jongante yi di commencer fii Sénégal dañu wax ne ñoom dañu war a organiser assemblée générale d'information pour wax bilan bi année bi passé ci activité ak finance xaalis bi saytu yooyu yëpp duñ koy def te loolu tamit nit yi am nañu sañ-sañu taxaw wax ci wax ne carrément bilan bëgg nañ ñu def ko te même bu dul club yi sax simple sénégalais am na sañ-sañu taxaw ne man dama bëgg bilan fédération bi parce que xaalisu sénégalais yi lañ leen di jox pour ñu gérer basket bi donc loolu aussi bokk na surtout ci li gën a créer ay problème ci basket. léegi lan la ñu war a def ngir jëlee fii crise bi. waaw foofu jarul jàddal kii jiite tàggat yaram Sénégal moom moo ci war a wax
kooku wareefam la parce que boo demee ba ka mu dénk ne ko gérel ma basket bi muy fédération te président bi club yi fal ko moom nanguwul waxtaan ak ñenn club yeex comme ay CRB sax yooyu donc foofu problème day am au lieu mu waxtaan ak ñoom mais dafay toog di leen menacer di sanctionner di tel fekk na ne du doxalin boobu moo ko war donc man damay jàpp ne dem nañ ba tollu foofu kóolute amatul donc kilifa gi joxe fédération kattan pour mu gérer basket bi moo war a taxaw wax ci parce que waree fam la au moins ñu delloowaat basket bi fa mu newoon parce que ñëpp xam nañ ne actuellement basket bi problème kese la ay coow xaalis ay scandale yu dul jeex donc fi ñu toll nii moom dëgg basket bi moom mi ngi ko gën di suux. ngok viando yi doon wax ci crise bi nga xamante ne moo am ci lii di basket bi kon Maodo Faye bu FC Barcelone bu vendredi jotee. yow ak ginnaaw suba la. ginnaaw suba waaw yow moom yàkkamti nga match bi di. waaw lool. Bayern Munich mbaa bàyyi nga ko xel. non bañ a gagné dañ koy gagné. dañ koy gagné. incha allah ba vendredi dinañ ci xam dara loolu du am problème. incha allah jërëjëf Odile Minklaan ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñaar fukki minute ak juróom benn bokk yi moo feggu ci benn waxtu ñu daal ci teg ñuy dalal mu di Mballo Dia Thiam bi jiite syndicat bi SUTSAS ànd itam ak rek ki nga xam ne dafa tekki ndomb ak tànkam ci hôpital dalal jàmm bu ñu déglu. Sud FM ganu bés bi. Mballo Dia Thiam ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Marème. yow yaa jiite kuréel bii di SUTSAS nekk tamit ki jiite alliance And Gueusseum tey jii ndax mën nañu xam li ñuy tuddee plateau technique médical bi nga xam ne moom moo nekk ci hôpitaux yi naka la tëddee tey jii. waaw li mu tëddee mooy li ñu bëgg moo amuñu ko ba léegi bon xëy na aussi dana jafe am mais nañu nangu tamit ni am na ay jéego yu bare yu def. waaw parce que bu ñu toogee ba naan par exemple Matam am na scanner scanner bi di panne. ak yeneen gox yu am ay scanner loolu am na dans un passé récent amul woon dialyse bi aussi def nañ ci ay effort yu bare bien que mënuñu am machine pour Sénégalais yëpp loolu il faut que ñu wax ko ñun nag yàgg nañu xeex affaire plateau technique affaire ressources humaines ak réforme hospitalière sax boo matul sax si ñun la jógee wante nag réforme hospitalière dafa am nu mu tëddee parce que bu ñu ne hôpital bi dafa war a nekk entreprise bu dul def bénéfice wante lépp lu mu am ci koom mu investir ko ci ay équipement pour que mu équipement yi gën a mujj yi gën a ñoŋ mu koy am parce que affaire doomu aadama la affaire bakkan la loolu yàgg nañ ci xeex wante nag li ñu naan budget consolidé d'investissement mooy xaalis bi nga xam ni dañ ko war a jox hôpital bu nekk pour que mu mën a yeesal ay jumtuwaayam wala mu jënd ay jumtuwaay yu bees loolu dafa nekkul sax benn réalité projet d'établissement yi amoon yi ñu wax ni hôpital bu nekk na ko def pour que ñu financer ko presque financement bi weesul woon sax 12%. bon ba tax na nag hôpital bi bu amul koom mu mën a dajale ba nga xam ne am na lu des mu jënd ko ay équipement toujours day am ay problème équipement donc loolu moom yàgg nañ ci xeex ba tax na nag hôpital boo xam ne matalul mënul sax fay ay borom bon surtout que état bi sax amal na ko ay bor yu dul jeex mënul def investissement yooyu donc foofu lañ toll ci situation hôpital boobu la hôpital bi ci boppam. léegi ndax ak situation bi nga décrire nii war nañoo jël nag xaalis di ko tabaxee ay centre yoo xam ne tey jii dañu ko jagleel di jàppale soxna yu mënul am doom wala boo ko li ñuy tuddee greffe de moelle te boobu fekk na mbas bi di Covid 19 daaneel na structure yu bëri. waaw parce que loolu aussi dañu wax xaalisu mbas mi 1000 milliards yooyu évidemment waroon système de santé bi profité ci carrément muy personnel bi ci boppam muy hôpitaux yi muy structures yi donc loolu mooy jaadu. wante nag bu fekkee tamit mbas mi wane na ni dëkk bu nekk fu mu nekk nii da nga war a toog sa dëkk parce que munoo dem ci beneen dëkk déjà parce que avions yi dematuñu bateau yaak yu mel noonu ñuy wax lu ñu naan souveraineté sanitaire maanaam ñu moom suñu bopp ci mbirum santé pour que wér-gu-yaram feebar bu mën a am parce que am nañu ay professeurs yu xarañ ak yu mel noonu bon indi centre yu xarañ yu mel noonu loolu lu ñu war a rafetlu la wante nag du tere nag aussi li professeur bi wax maanaam li manqué ñu def ko ñu wut ko mottali ko. te ñun sax dañoo jaaxle ci hôpitalu Dalal Jàmm boobu parce que 2006 la ñu commencé woon di ko tabax te am na ay fonds yu bari ay fonds arabes lañ ci def lu mat fanweeri milliards ak ñaar def nañ ko pour tabax ko def nañ ci presque fukki milliards ak juróom-benn pour ay équipement am na yu bari sax géej gi ñu ngi ko commencé lekk parce que fu mu féete la am na fu xam ne ay hélicoptère sax mun na fa taxaw pour jël ay malades en urgence amul lu nga xam ne waroon na ko manqué ki daaw wala daawaati jéeg ñun defoon nañu benn déclaration là-dessus ñu ne Dalal Jàmm nekk na un gros dispensaire day def ba finalement muy def hôpital du jour maanaam kenn daaw foofu naan
xëy na avec Covid bi sax la ñu accéléré lu bari donc loolu professeur lu ñuy wax am na lu bari lu nga xam ni ma nga fa woon loolu waroon nañ ko mën a wax ci en son temps daal di bay ci waar wi wante nag moom tam li mu wax donc dëgg la loolu baax na mais aussi ñun tam dañ naan loolu même bu baaxee tamit war nañu mën a combler gap yooyu te et puis leneen aussi lu ñu mën a wax aussi si mbir moomu mooy bu ñu nee souveraineté donc souveraineté sanitaire mooy lépp lu nga xam ni même bu dee benn malade war na ko soxla di ko war a wuti bitim réew bu ñu amee jumtuwaay bi teg ko fi loolu dañ ko war a rafetlu maintenant nag nan la ñuy def ba conseil d'administration bi yëgu ko ba président de la République jël lu mel noonu jox baaxee leen ko loolu moom beneen problème maanaam sur la forme loolu moom mën nañ ci discuter mais li ci des moom ma ñun dañ koy rafetlu parce que lépp lu ñu mën a indi fii ci équipement rek mu mën a sowee benn bakkan rek wala mu jàppale benn sénégalais rek loolu dañ koy rafetlu. léegi nag ñu bëggoon xam ci li ñuy tuddee riposte maanaam xeex gi ñuy xeex jëmale ko ci wàllu mbas mi ndax tey jii gis nga ne ñi ko nguur gi di doxalee nekk na loo xam ne lu mucc ayib la. waaw nguur gi moom ñun yàgg nañu wax suñu point de vue boobu temps mbas mi ñëw gu fi mois de février la ñu commencé def suñu déclaration ñun ànd gësëm te mars la fi feebar yu dikk lu nekk wax nañ ko ci affaire fagu ak yu mel noonu même bi feebar bi ñëwee mu nekk cas importé bu njëkk bi ba indi fi yeneen cas aussi am na ay temps yoo xam ne Diourbel région de Diourbel ak région de Dakar ñoo nekkoon ñaari épicentres yi ñun doxoon nañu sax mesures yi ñuy jël nii nañ ko jël pour Dakar ak pour Diourbel maanaam def ay mesures de confinement mais dugub ak ceeb bi ñu war a jox nit ñi dañ ko war a def pour que seulement jàppale leen ci confinement bi donc région yi prioritaire moo doon région Dakar ak Diourbel mais dañoo jël dugub ji ceeb bi ak yu mel noonu li mu mën a wax dem yóbbu ko ci yeneen région yi nga xam ni feebar bi nekk foon wala commencé woon di fa law ba tax na nag loolu ay choix yoo xam ne critiqué woon nañ ko wante nag li am solo mooy weesu nañu fu ñu defee ay procès maanaam di layoo ko naan kii moo am dëgg wala kii amul dëgg wante comme que àddina bi yëpp seetlu nañ ni lii di masque lii di distanciation physique ak lii di mesure barrière yeneen yi maanaam ngay jéem a raxasu ba set sa loxo ak yu mel noonu comme que loolu mën na wàññi feebar bi ak yenn li naan ay couvre-feu ay état d'urgence ak yu mel noonu lépp lu nga xam ni war na mën a tax nit ñi duñ ko mën a joxalante feebar bi tant que ñoo ngi ci loolu ñun dañ ciy ànd quelle que soit heure bi ñu ko war a mën a def parce que am na ñenn ñoo xam ni ñooñu rawoon mais dañoo dem ba feebar bi ëpp leen doole ñu delluwaat encore ci méthode yooyu maintenant nag li am solo mooy wax def leen nit ñi def loolu moo jafe ci Sénégal parce que koo wax defal il faut mu benn raison bu tax du war a mun a def soit ma la aw ma masque wala aw ma njëgu masque wala mën a gëw ma feebar yi wala leneen ak leneen loolu aussi ñun suñ comportement sénégalais yi ñoo war a seetaat suñu bopp xam ne àddina bi lépp lu muy def manko ci pour mu am ay résultats ñun dañ ci war a def manko ci mais bu ñu deful loolu mënuñu am résultats yi ñeneen ñi am parce que loolu aussi responsabilité partagée la. Mballo Dia Thiam maa ngi lay sant di la gërëm. waaw maa lay sant bu baax Ndeye Marème di sant Sud FM. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13
ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi it ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. damay naan di bëgg. dara gënul neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéenekaay. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar seen ndoxu waalo moo leen di may li si yéenekaay yi. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et Frères SPEM Sénégal premier équipement et machine seen boisson punch ak ndox mu sell mi di waalo ñoo leen di may seen revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm yenn ci ay coppite yu ñu indi ci wàllu gox ak goxaat yi jaarale ko nag ci wàllu acte 3 de la décentralisation lañ ca doon mbëbët dafa mel ni nag ne tey jii de ñoom gisuñu ko ci ndax ci colikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne am na yenn ci ay gox ak goxaat yoo xam ne fu mu nekk ni daal ñu ngi ci ay jafe-jafe yu tar am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne sax mënuñu fay salaire ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fay liggéeyee kon loolu di firndeel ne nag acte 3 de la décentralisation lañ te bëggoon lañ te séntu woon ba tax nag njiitu réew mi taxawaloon ko ci atum 2013 am na lu bëri loo xam ne nag tey ji daal des na te it jot na ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñu jiite ñu daal di ciy taxaw temm ngir fexe ba gën ko ñoŋal ñu desandi ak colikaay bi di Sud Quotidien ndaxte ñu ngi ñuy xamal ne président bu conseil d'administration bu hôpital Dalal Jàmm di professeur Papa Touré moom nag daal di ne yónnee ab lettre de démission njiitu réew mi la ko waral moom mooy ne dafa yëg ni njiitu réew mi am na koppar gu weesu $1 milliard goo xam ne nag dinañ ko jébal hôpital Dalal Jàmm ngir daal di fay tabax ñaari bâtiment benn mi dafa jublu ci wàllu greffe de moelle beneen bi ngir jàppale nag soxna yi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ngir war a mën a jur moom di professeur Papa Touré daal di gis nag ne koppar googu de mënoon nañu ko jël nag dugal ko feneen ndaxte foofu nga xam ne moom mooy ci hôpital Dalal Jàmm lépp lu jublu ci wàllu laboratoire imagerie médicale réanimation bloc opératoire bi ay jafe-jafe moom moo fa am kon kay la mu gisoon moom mooy ne koppar googu ñu daal di ko fay dugal comme nag li ni mel amul moom ne daal dinay tekki nomba tànk ñu ko fa joxoon autolikaay bi di 24 heures di ñëwaat sax ci li waral nag professeur Papa Touré
Touré daal di tekki nombal tànkam ndaxte moom daal di ne xamle ne fi ñu toll nii ak mbas bi di Covid 19 soxla woon nañu nag xaalis ngir gën a mun a ñoŋal xeex bi ci biir hôpital boobu wanteew colikaay bi di l'évidence daal di gis nag ne noonu nga xam ne noonu la professeur Papa Touré daal di doxalee ñoom ànduñu si tey ànduñu si ëllëg ndaxte moom moomu di professeur Papa Touré benn ci ay bés dong de moom moo ko dese ci bopp conseil d'administration bi kon kay lu tax mu xaar ba léegi nag ngir war a mën a tekki nombal tànk yi nga xam ne moom lañ ko fa joxoon ñu des ci mbas bi di Covid 19 ndaxte dafa mel ni ne moom xàmmeewul ko am xaalis ak ku ko amul xàmmeewul mag ak ndaw ñëpp lay dal wante ci likaay bii di critique mi ngi ñi xamal ne VIP yooyu nag ngir bañ ñu daal di leen fësal ñi ci ëpp du ñu nangoo wax ne dañoo am feebar boobu wala boog bu ñuy dem ci l'hôpital day fekk nag feebar bi mën leen mbas bi di Covid 19 sax ci likaay bii di las mi ngi ñi xamal ne lu weesu Dakar gis nañu tamit ne am na ay gox yu mel ni Kédougou ak Kaolack foofu it limu ñi nga xam ne dañoo am feebar bi jéggi nañu dayo rax ci dolli tamit ñi ëpp ci ñoom ay cas communautaire lañu ñu daal di jukki nag ci ab mbir bu doy waar boo xam ne nag waa UMS di Union des magistrats du Sénégal ñu ngi koy naqarlu tey jii ci biir colikaay bii di Libération ndaxte président bu tribunal bu Podor moom dañu koo jëlee ca foofu ca Podor yóbbu ko nag ci diwaanu Thiès mu daal di fay nekk ab conseiller la ko waral colikaay bii di Libération moo ñu koy xamal ndaxte nee na kii di président Ngor Diop dafa placé woon sous mandat de dépôt benn kilifa diine boo xam ne nag dañ ko doon topp ci ay mbir yoo xam ne daal daf ko doon def nee nañu nag intervention yu bëri ñaan nañu ko ki nga xam ne de moom mooy président bu tribunal bi wante mu lank carré loolu nag moom moo tax ba ñu jëlee ko ca postam boobu daal di koy yóbbu ba fële nga xam ne moom mooy ci diwaanu Thiès autolikaay bi di Libération ne waa UMS ñoo ngi koy naqarlu ci biir autolikaay bi di Les Échos suñu naataango yi di ñu xamal xibaar bu neex ci waa Sénélec ndaxte ñoom ci seen xeex bi amoon ak waa Akilee dañoo bloqué woon seen i compte wante autolikaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne tribunal bu commerce daal di nay jox dëgg nag ay avocat wu Sénélec ba nag seen compte mun nañ ci jotaat ci ni mu gën a gaawee ci biir autolikaay bi di la témoin suñu naataango yi di wéy di delloo njukkal Mansour Kama wante tey ji sax ñëwaat nañu ci njabootu Kama boobu solo ak njëriñ bi nga xam ne nag moom la ñu amoon fii ci biir réew mi ñu tàmbalee ko ci Leyti Kama jëm ca Pierre Babacar Kama ak tamit ci Mansour Kama jeexale ko nag ak autolikaay bi di Vox